asalaamaaleykum yéen suñu mbokku internet yi nga xamante ni yéen ñu saxoo di ñu topp ci suñu site bii di Pikine TV ak yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp ci Facebook www.pikinebiz.com seen émission suñu làmb tey comme ni ñu ko doon defee rek moom lañ koy defee saa su nekk waaye émission suñu làmb tey mi ngi fii ci studio Pikine TV fas yéene ànd ak ay mbër war a waxtaanee li nga xamante ne nii moom moo di làmb ji émission suñu mbër nag bàyyiwul amateuru làmb bàyyiwul supporter bàyyiwul président écurie bàyyiwul kenn. lépp loo xamante ne nii làmb la rek moom lañ fiy toog fas yéene ko waxtaanee bu ànd ak ndogal suñu borom waaye émission suñu làmb tey dafa dalal benn ndaanaan boo xamante ne nii mu ngi nekk école de lutte Abim Ndiaye di Pape Laye nekk école de lutte bu Abim Ndiaye di def ay preuve am nekk xale dëgg la waaye mu ngi def ay preuve am moom lañ fi dalal tey mu fas yéene ñoo gunge ci émission bi waaye bala ñoo def dara rek dañuy bàyyi ki nga xam ne moom moo di Pape Laye mu nuyoo ak suñu mbokk internet yi ñuy seetaan fi nga xamante ne nii moom moo di Pikine TV Pape Laye ñu ngi lay nuyu bu baax. ziyaar di koor bu baax di leen baalu àq di baal àq ñëpp di wax ni dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim di ñaan génn seen alhamdulilahi rabbil alamin di ziyaare ñëpp liggéey ñëpp. Pape Laye tey bu ñu la doon laaj tey kañ nga ñëw écurie Abim Ndiaye ñaata combat nga fa bëri ak kan ak kan nga bëreel. écurie Abim Ndiaye yaakaar naa maa ngi ñëw ay 2000 écurie Abim Ndiaye maa ngi koy dëkk 2011. 2012 maa ngi bëree 8 combats. kon bi nga ñëw écurie Abim Ndiaye fa nga fekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Koña fa nga leen fekk wala ñoom ñoo fa fekk. ñooñu fa laa leen fekk Koña Batista Aziz Nar. yeneen gars yi fa laa leen fekk. kan ak kan nga bëreel. combat yi ma bëri naa Boy Niang. bu Malika bëri naa Buri bu Tëngéej. bëri naa Liggéens bëri naa Métro Junior. bëri naa Bentini bëri naa Ndiaye Laax bëri naa am naa 8 combats. am nga 8 combats 8 combats yi ñaata victoire nga si am. am naa 6 victoires. am nga 6 victoires. waaw 6 victoires moom loolu moom jàmbaar nga wax dëgg yàlla parce que 8 combats 6 victoires loolu bëri na ay champion yoo xamante ne ni ñu ngi leen di tudd di leen fay ay millions te defuñu comme li nga def nii te teewul yaa ngi ci sa lancé bu baax léegi tey bu ñu la doon laaj sa objectif lan la fan nga bëgg a jëm ak fan nga teg sa bët yow. waaw fi ñëpp teg seen bët rek. waaw fi ñëpp teg seen bët fa lañ jëm fa lañ bëgg a jëm incha allah te am nañ yaakaar am nañ jot dinañ fay solo suñu borom. tey bi nga dugg see si làmb ba tey diggante bi mën naa ne toog ngeen 2 ans bëriwu leen mbas mi moo ko waral am na si ñoo xam ne avant mbas mi toog nañ 2 ans bëriwul léegi yow ndax si diggante bi proposé nañ fi ay adversaire wala dafa am ñoo xam da ngeen a ciblé pour bëgg a bëri ak ñoom. waaw proposé nañ ma fi ay adversaire doon nañ dox samay combat ak adversaire yu bari mais adversaire yi ñooy làmb fu nooy ñoom ñooy tànn fu nooy. Sam bëgg na sama combat Idaali tamit bëgg na sama combat. ñoom ñëpp ñu ngi doon dox pour wutal ma adversaire mais problème adversaire daal la ñu am. xanaa da ngay dóole. ah mais bëri dóor lañ wax. waaw mais des fois boo bëggee yegg fenn fi gars yi da ngay nëbbu dóori gisu Malick Niang loolu bokk na ci li nga xamante ne nii moom moo doon tardeel ay combat. combat yi sax dóor yi demeewul noonu de damay kii nii rek cof waaw. da nga leen di cokkaas quoi damay cokkaas dem ñu léegi yow kan dëgg-dëgg nga teg sa bët pour bëgg a bëri ak moom ak fi làmb ji toll. mbër moom instant yi teguma kenn sama bët. ku la làmb booleel pare nga yow pour bëri ak moom. pare naa pour bëri ak moom. waaw kan moo nekk sa manager actuellement nii. instant bii nii Cheikh Ndoye moo nekk sa manager. Cheikh Ndoye moo nekk sa manager mais léegi depuis bi mbas mi ubbee ba léegi seeni ay entraînement commencé ngeen ko ni mu waree wala ku nekk da ngay entraîner ak sa bopp rek. ku nekk ngay entraîner sa bopp rek équipe yi moom demaguñ fa. dëgg yàlla. mais li jëm ci seen licence yi dem ngeen renouveler seeni licence ak yu demee noonu. non man moom sama licence renouvelé bu ma ko maa ngi woon ci tànk yooyu noonu. pour xam naa ne après koor gi bu jeexee bëgg nañ dugg ci simple bi. daal di compétir comme que temps bi daal yàgg te bëriwul. comme yéen ay mbër yu ndaw ngeen. ñu gis ay mbër yoo xamante ne ni ñu ngi def seen ay preuve bu bëre door ubbee bu ubbiwul ñu ngi def seen preuve ku mel ni Bébé Diène ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla suñu borom jëlee ko fa waaye gis nañ ku mel ni Franc ku mel ni Reug Reug ak ku mel ni Thiaka Faye ku mel ni Serigne Ndiaye bu Fass ñooñu bu bëre door ubbee bu ubbiwul ñoom ñu ngi ci mbappat yi di gagné ay 5 millions ay 6 millions di gagné ay tournois ay nag
pourquoi pas yéen mënu leen xool si ñooñu ngeen def ni ñooñu parce que tamit compétition la bu ngeen si gañewul dara di ngeen si gañe compétition mais souvent mbëri ku si bëree ñaari combat ñetti combat après da ngay taxaw ne man champion la après dootoo demati ci lutte simple bi. non demeewul noonu lutte simple bi moom daf lay def champion mais déggoo lu ma la wax nii nee naa la maa ngi renouveler sama licence pour après Korité gi mu déggee tournoi ma dem. parce que da ngeen doon dem si àll bi di bëri léegi tey làmb lutte simple bi indil nañ leen ko tey biir Dakar daanaka sax génn fa parce que bu Adrien si tëggul terrain gaal gi dina tëgg wala mercredi de l'arène dina am parce que léegi CNG def na mercredi de l'arène pour mbër yëpp ñëw mën see gis seen bopp mbër mu mag nag bokku si parce que loolu tamit nekk na initiative boo xamante ne lu am solo la parce que bu ñu nee mbër muy fay ak million bokku si kon dafa mel ni yéen lañ bëgg a pousser à bout pour que ngeen mën a jot tamit seen wërsëg ci li nga xamante ne moom moo di làmb ji naka nga gisee initiative boobu. loolu rafet la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax mais ñun moom instant bi pare na pour lépp bëri dóor bëri simple bëri lépp waaw. xanaa licence yi li ngeen koy renouveler dafa cher. non non instant bi météo. instant bi dégg naa wàññi nañ ko bu baax a baax. ñu gis ne am na làmb ju amoon jamono yi passé ku mel ni sëñ Modou Niang moom moo ko tëgg foofu dañ fay am tuuti taxaw seetlu parce que sëñ Modou Niang moo ko tëgg le 11 avril bi nii passé ba mu ko tëggee ba pare mu am ay événements yu fa xew am ay yàq-yàq yoo xamante ne ni am na jóge ci ay supporters parce que mënu mu wax amateur parce que amateur du yàq làmb amateur ku ko xam ne du yàq làmb ndax man nekk naa supporter nekk naa amateur toog naa ci combat Paul Maurice ak Papa Sow biir stade te man ak waa Fass ñoo dend doon waxtaan nu mu waree te Paul Maurice laa doon supporter kon amateur du yàq làmb waaye li nga xamante ne ni xew na fa ñu ngi koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla loolu amul kenn koo xamante ne ni nekk nga nitu làmb nga toog di ko rafetlu loolu moom dañ koy ñaawlu waaye bu ñuy jël ay sanctions des fois man dama naan bu ñu sacrifier mbëri ndaxte ñii ay xale lañ nekk ci seen yoon di def seen i preuve bu ñu sacrifier mbëri parce que am na ñaari combat yu jot a jàll jàpp ñett ñooñu kenn ki dafa daan ñaar ñu daan leen 4e combat bi foog naa si la coow li amee bi coow li amee ay yàq-yàq am mais ki nga xamante ni moom moo di Bira Sène di président CNG bu jógee di sanctionné man jàpp naa ne mbëri seen yoon nekku si parce que du mbëri moo mën a pousser amateur bi pour mu amal yàq-yàq yu mel noonu kon maa ngi koy woo encore une fois pour mu bañ a sacrifier mbëri ndax ñooñu di fa doon bële tamit ay xale lañ bu mu leen sacrifier parce que stade bi dafa am ay caméra de surveillance loolu ñëpp xam nañ ko stade bi am na ay caméra de surveillance loo fa mënti def mën nañ la identifier nu mu gën a gaawee jàpp la parce que am na ay salles yoo xam ne ñu ngi si biir ay salles de surveillance la bu ñu paree dañ fay dugg xool képp koo xamante ne ni doon nga amal yàq-yàq yooyu ñu jàpp la waaw léegi ana lan moo tax ñooñu doon amal yàq-yàq yooyu mënuñu leen a traquer jàpp leen par benn te bàyyi mbëri ñu nekk si jàmm man loolu laay wax parce que bu fekkente ne ni da nga bëgg yàqu-yàqu bu am jóge ci ay supporters nga sanctionné mbër kon dina am mbër yoo xam ne dootuñ bëri ilaa yawmal qiyaamati akbar ndax tamit affaire bi il faut ñu am si taxaw seetlu parce que bu ñu la dénkee mbir am na yenn décision yoo xam ne boo koy jël da nga siy waxtaan ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ay nitu làmb waaye bu fekkee da nga ne képp koo xamante ne nii président écrit nga wala képp koo xamante ne nii manager nga dinañ teg si sa kaw ay daan loolu bu ko Bira Sène waxee dama yaakaar ni njuumte mënu koo weesu mbër yi nag mën nañ leen see épargner comme li daloon Alioune Seye 2 ak ñàkk jëriñu loolu bu ñu leen sanctionné woon jaadu na parce que xeex bi si ñoom la jóge mais lii kenn xamul lan la kenn mësu koo gis parce que tamit xeex bi kaw tribune la jóge te ñi ko amal ay supporters lañ kon fi may woowee Bira Sène mooy ñu fexe identifier ñooñu ñu traqué leen jàpp leen par benn tëj leen te bu ñu leen di condamné tamit na siiw pour que ñi nga xamante ne ñoom ñoo pare pour def loolu ñu bañ a amante ni ñu mel ana naka ngay gisee en tant que mbër ana naka ngay gisee yàqu-yàqu bi nga xamante ne nii am na foofu nga xamante ne ni moom mooy ci arène bi ndax ay at ñu ngi toog di jooy arène nationale ñu indil ñu ko yàqu-yàqu yi bi am ana yow lan moo si sa jàngat. waaw loolu li ñu si jàngat mooy kenn rafetlu ko mbër yi rafetlu ko ba si mbër mi nga xam ne nii sax ay supporters am ñoo ko def rafetlu ko yaakaar naa ne tension yi moo yëgal foofu noonu xam mais supporter yi tamit war nañoo jàppale mbëri ci benn affaire mooy ñu bàyyi violence bi violence moom baaxul ci dara lépp looy gis rek violence baaxul ci ñu jàppale mbëri loolu noonu boo xoolee làmb ji léegi instant yi loolu wàññeeku na bu baax a baax mais benn instant arbitre yi xam nga yaa ma gën a noonu wax ko dañuy juum arbitre yi dañuy juum waaw dañuy juum ci combat yoo xam ne supporter yi dañ ci sonn dañ ci fere seen xarit da ci lu ne noonu doogu la des fois arbitre dina moom kenn rafetlu ko kenn comme ni mu ko waxee des fois arbitre dina jox victoire koo xamante ne ni moo daan
loolu njuumte la parce que nit tamit dafay juum il faut ñu nangul leen ko mais bu boobaa buñ jël lépp teg ko ci kaw mbër mi parce que supporter bi moom gisul lu dul mbërëm parce que bu fekkente ne mbërëm dafa ñëw ba foofu tamit ñu xañ ko loo xamante ne nii moom yàlla xañu ko boobaa supporter bi mën na gis boppam mais man li may bañ rek ñu profitoo fa daal di sanctionné mbër mi nga xamante ne nii deful dara te arbitre yi tamit faw ñuy wax ak ñoom dañuy juum parce que tey bu ma taxawee ci combat bi passé muy combat le 4 avril bi ku mel ni diggante Eumeu Sène ak ki nga xamante ne nii moom moo di Lac de Guiers combat boobu bu ñu waxantee dëgg rek victoire war foo na génn ndax ñaari mbër yi waxuma la dara waaye bett nañ amateurs yi bett nañ supporters yi rawatina amateuru làmb Lac de Guiers mëninam la def Lac de Guiers li ma leen di wax Lac de Guiers du jéem lu mu mënul xëy na noonu la jàngee bëre dañ ko koy nangul Lac du jéem lu mu mënul ci làmb waaye ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène dafa mën lu ëpp li mu indi woon keroog waaye comme ni mu ko waxee dañ ko koy nangul parce que mbër bu fekkee nekkul ci forme wala nga ñëw fekk jekkadi nga nekk mbër mu mag yow yaa xam nooy tojee sa bopp jinax waaye keroog li fa xew amul benn amateur boo xamante ne nii kontaan nga ci décision bi nga xamante ne arbitre bi jël na ko parce que kenn waru fa génn waale ak ndam yéen en tant que mbër ngeen préparé seen combat ñëw ba ci jour ji ñuy leen combat bi jeexee na décision par arbitrale diggante làmb combat Eumeu Sène ak ki nga xam ne moo di Lac de Guiers ma si doon laaj sa xalaat lan nga siy wax. làmb ñoom keroog ñu demee neexul kenn waa Pikine lañ am Eumeu Sène lañ doon si kaw. mais làmb ji ni mu demee moom keroog neexul kenn comme li nga wax léegi rek comme ak kii temps additionnel bu bëri làmb ji dem na ko toll foofu bàyyi làmb ji jeexee machine quoi. 3 minutes moo si des. mais dernier avertissement bu mu kenn rafetlu ko Lac de Guiers sax gëmelu ko kenn rafetlu ko ñu ngi koy ñaaw bu baax a baax. parce que bu ñu xoolee 3 minutes moo si des làmb ji jeex foofu gisuma mais man li nit ñi di seetlu man li may seetlu bokkul parce que man dama gis arbitre bu énervé laa gis keroog arbitre boo xam ne dafa yàkkamti pour ñibbi wala génn si stade bi te man jàpp naa ne bu yàkkamti dee am wala énervé ki nga xamante ne nii moom mooy supporter wala amateur bi ñëw dagg ticket depuis midi toog fa di xaar man jàpp naa ne bu énervé amee wala mer kooku moo war a mer. ñoo waroon a mer ñu nga xam ne ndékki sax ci stade bi lañ ko defee bàyyi lépp ñëw toog. kenn fëggewu ko woon noonu mais comme que yàlla noonu ko tuddee tamit dañuy sant yàlla rek. waaw léegi làmb bu fekkee nii la làmb di continuer di demee ñu leen di woy ay mbër yu mag bu ñëwee ba ci làmb ji combat bi jeexee décision par arbitrale wala ñoom ñaar ñuy léewtoo parce que léewtoo 30 minutes wala 40 minutes loolu man sax mën naa ko man. loolu moom benn mbër rek lañ koy waxal. kan la. Lac de Guiers donc moom moo ko fi def. waaw mais lu tax mbëru Pikine yi loolu moo tax Eumeu Sène songiwu ko. mais lu tax nga koy songi. gis nga ci jël. waaw mais moom lañ xamee bëri xam nga yéen Lac de Guiers man Lac de Guiers bettu ma wala yéen da leen a bett. non bettul kenn. waaw bettul kenn. Eumeu Sène moo ñu bett parce que Eumeu Sène la kenn xameewul ñëw ci làmb taxaw kon tamit toor bi ñu bëri buñ ko dee jox dañuy xool ki nga xamante ni moom mooy ndaanaanu bërekat muy ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène ñu jox ko. waaw mais bëri ñaara nga def de. waaw bëri ñaara nga def man moom Lac de Guiers keroog li mu indi woon stade moom noonu. man buñ ma ko yebee woon fu Eumeu Sène fekk fu mu taxaw ma fekk ko. moo gën a jekk. moom làmb ji loolu. moo ëpp entraînement ñëpp na nangul nañ ko ñëpp. waaye est-ce que xam na ko est-ce que xam na li nekk si moom. moom xam na ko mu ngi wut ay lay ay loxo bu dama ay loxo bu. waaw parce que ki nga xamante ni moom moo di Alé Ndiaye nekk frère ci ki nga xam ne moom moo di Aziz Ndiaye confirmé na ko nee na Lac de Guiers loxoom dafa damm woon. may wax tamit si encore une fois mbëri il faut ñuy dem d'une manière professionnelle parce que tamit lamb du yëfu cuune bu fekkente ne nii dafa am événement bu mag boo xamante dafa am muy 4 avril wala lu mu mënti doon ñu fay leen ay millions mu nekk lamb ju mag yaakaar naa ne bu sa loxo dammoo nga nekk professionnel sa loxo damm warul jël risque di ñëw di bëri si loolu moom wax dëgg yàlla bu lamb jooju ni mu demee keroog bu fekkente ne loxo bu damm la Lac de Guiers indaale loolu CNG war na si jël tamit ay matukaay parce que man jàpp naa ne ku xam Eumeu Sène xam ne benn loxo daanul Eumeu Sène parce que selon li Lac de Guiers wax nee na loxoom dafa damm ñu nangul ko waaye mais est-ce que sa loxo bu damm benn loxo bi nga indaale est-ce que yow kon bi ngay ñëw xam nga ne doo fa yóbbaalee ndam ndax Eumeu Sène est-ce que mos ngeen a gis benn bëre Eumeu Sène foo xam ne am ñàkk na fa te benn loxo ko daane. tey boo doon xelal Eumeu Sène en tant que mbër lan nga koy wax. Eumeu Sène Eumeu Sène moom moo jiitu ci làmb moo ñu gën a xam li làmb ji di laaj.
déglu naa ko interview bu mu wax. moom yàggul waa Pikine yàggul waa supporter ba nga xam ne jéppul wala entraîné wul di ñëw di bëri ñun loolu dañ ko koy nangu bu baax a baax. dañ ko koy nangul. waaw waaw dafa ne woon nag dootuma bëre ki nga xamante moom moo di Balla Gaye waaye gis nañ ne au fur et à mesure ñuy dem discours yi mu ngi commencé changer ndànk-ndànk ba tax na moo Gaston fi nga xamante ne nii waroon nañ fa sax mooy li nga xamante ni mooy problème mu cachet ba fi mu toll nii Gaston mujj naa taxawal combat boo xamante ne nii mooy dox ci diggante Balla Gaye ak ki nga xamante ne nii moom moo di Boy Niang 2. ana naka nga gisee waxu Eumeu Sène yi dafay def waxee comme ni ko mbër yëpp di defee wala gisee wu leen ko noonu yéen. ñun gisaguñu combat bi duñ jàpp ni wax waxee am na. waaw parce que dernière face à face bi mu def contre mook Lac de Guiers ak interview yi ma seetaan mu def ko. waaw dàqul bëri ak Balla Gaye moom. waaw moom dàqul bëri ak Balla Gaye. man fi ma taxaw fa la taxaw. waaw comme gas nag bu ko proposé lamb ji. mënul bañ. mais mën am na droit wax ko kase boo xam ne ni gas du ko bañ. foofu laay gisee. stratégie la daal. wax kase boo xam ne gason du ko fay. pour dàq lamb ji. mbaa xam nga ne ci diiru 8 ans ngi nii ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène mayul benn xale sens ki nga xamante ne ni moom moo di Balla Gaye 2 mayul benn xale sens ki nga xamante ne ni moom moo di Gris Bordeaux mayul benn xale sens ci diiru 8 ans Bombardier Balla Gaye Eumeu Sène Modou Lo ñoom ñooy bëri seen biir loolu nga jàpp ne luy jëmale làmb kanam la. non loolu moom jëmalewul làmb kanam mais instant bi ñu ngi commencé gis ay coppite ñu ngi commencé gis ay changement. Modou Lo jël na Boy Niang jël na Balla Gaye jël na Boy Niang. xam nga léegi saa soobee yàlla. parce que tamit li Tapha Tine di def loolu dañ koy xaar ci mbër yu bëri. waaw parce que Tapha Tine jël na fi Yékini Junior ñëpp ne jaaduwul mënoon naa xooli leneen Tapha Tine jël Yékini Junior daan ko ñu ne déete waaye Tapha Tine ñu jox ko contre Boy Niang Tapha Tine nangu ko. waaw mais ki nga xamante ne ni moom moo di Bombardier ak Balla Gaye ak Eumeu Sène ñoom damaa yaakaar ne dañoo am problème ak ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux parce que nanguwuñu dafa mel nanguwuñu laa ko mën a waxee jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo di xale yi sens ba tey fi ñu yegg si nii combat bi nga xamante ne ni moo dox si diggante Balla Gaye ak ki nga xam ne moom moo di Boy Niang dox nañ ko lu yàgg taxawul ba au fur et à mesure tey la ko Gaston taxawal loolu nag jàpp naa ne du loo xamante ne ni moom mooy jëmale làmb kanam parce que tamit ki nga xam ne moo di Sa Thiès ki nga xam ne moo di Boy Niang ak Gouye Gui dafa am fu ñu teg seen bët te liggéey ba yegg si foofu te yéen ñii tamit ngeen fas yéene yegg foofu est-ce que bu ngeen demee ba ca cëppaandaw la ñoom Sa Thiès def leen ni leen ñoom Eumeu Sène def est-ce que boobaa yéen di ngeen du ngeen bàyyi làmb. sant yàlla rek comme que moom affaire dem na ba toolu fii instant yi grand yi ñu commencé may sens sant yàlla waaye instant yi amatuñu leen luñ ci wax. waaw comme que grand yi instant yi commencé nañoo jël booy. dañuy ñaan yàlla loolu mu continuer rek Eumeu Sène mu bañ a toog fii nii di def ay indépendance yooyu noonu boo yaa ngi fi ñu jël ci booy làmb gën a ubbeeku. waaw comme li mu wax rek parce que ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène mën na bañ a def année balance ki nga xam ne moo di Eumeu Sène mën na bañ a def année balance ndax Eumeu Sène nee naa leen champion la te ñu bëgg a bëreeg moom dafa bari bu ngeen xoolee Gouye Gui tàllaloon na ko fi loxo lu tax bëriwut ak Gouye Gui nag loolu moom moo ko xam waaye fi mu toll nii tembe Eumeu Sène toll na ci may xale yi nga xamante ne nii sens ñi nga xamante ne nii bëri nañ ba yegg si fi mu yegg si moom Eumeu Sène war na leen a may sens ku ci mel ni Gouye Gui ak ñeneen ñoo xamante ne nii yegg si nañ fi moom parce que tamit comme ni ko Balla Gaye defee Tapha Tine defee ko noonu Modou Lo ak Ama Baldé ñu ngi naan may sens foofu may sens amu fa ndax ñoom ñaar ñëpp ay ndaw lañ fekkante nañ ci mbappat yi fekkante nañ fu ne ñoom ñaar ñëpp ay ndaw lañ may sens amu fa ki nga xam ne moo di Ama Baldé dafa bëri ba yegg si fi nga xamante ne nii fa la Modou Lo yegg si combat bi kenn mënu ko woon a dàq ñoom ñaar ala kulli haal dañuy daje mais may sens moom ñu ngi koy xaar ci ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène ak ku mel ni Sa Thiès wala ku mel ni Gouye Gui et tant d'autres comme ni ko Tapha Tine defee ñu ngi ñaan tamit Bombardier defee ko noonu parce que tamit ak lu ñu mënti wax Reug Reug mu ngi seen kaw di ñëw Serigne Ndiaye mu ngi seen kaw di ñëw Franc mu ngi seen kaw di ñëw ku mel ni Tyson 2 mu ngi seen kaw di ñëw te xale yooyu comme ni ñu leen ko waxee woon rek ñu ngi suñu émission suñu mbër ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Papa Laye bu école de lutte Abim Ndiaye mu fas yéene ñu gunge ci émission suñu mbër émission suñu mbër nag yaatal lay def yaatal bi mooy képp koo xamante ne ni mbër nga moo xam ngay mbër mu ndaw wala ngay mbër mu mag danañ la fekk fa nga nekk waxtaan ak yow pour que say supporters gis la waaye pour que amateurs yi gis la waaye pour tamit promoteurs yi bàyyi la xel ndax tamit dañoo bokk ci làmb waaye képp koo xamante ne ni amateur nga dinañ waxtaan ak yow ci wàllu làmb moo xam ngay supporter wala ngay président équipe
dinañ waxtaan ak yow ci làmb ndax làmb rek moom moo ñu ñor làmb nee naa leen suñu yëf la bi ñu fi toogee at bëriwuñ gis ngeen li nga xamante ni moom moo fi xew ak bi ñu fi ubbee làmb ji le 4 avril gis ngeen ni stade bi mel kon làmb dafa nekk loo xamante ni lu bokk si ñun la mënuñoo dem sans làmb kon li ñuy wax rek mooy bu ñu jógee ci koor gi ak jàmm ñu ngi ñaan promoteurs yi nga xam ne yenn combat yoo xam ne taxawal nañ ko ñu gaaw régulariser ko biir CNG bu ko defee xale yi mën a bëri ndax tamit dama leen di fàttali am na combat yoo xam ne taxawoon na lu jiitu mbas mi ba tey combat yooyu noonu njaw des naw xam bi ndax kenn xamul combat yooyu fan la toll ku ci mel ni Jala 2 bu écurie Ramdan ak ki nga xamante ni moom moo di Mbaytin bu écurie Mor Fadam combat boobu taxawoon na ki nga xam ne moom moo di Abdoulaat moom moo ko taxawaloon waaye mbas mi moo ñëw mbas leen ba leen mbas mi mbasee ba léegi nag fi mu toll nii ñoom xamaguñ fan la ñuy taxaw waaye may woo tamit ku mel ni Abdoulaat pour que mu jéem a gaaw gindi ñaari xale yooyu ndax ay xale lañ te bu fekkente ne ni xale da nga ko jël jox ko avance boobu noonu man yaakaar naa ne jeex na bu yàgg te ki nga xam ne moom moo di Jala 2 dafa am mbooloo mu mag bu topp ci ginnaawam mu nekk xale waa Pikine yaakaar ko ki nga xam ne moo di Mbaytin tamit ni ko noonu nekk xale waa Géejawaay yaakaar ko kon combat boobu war naa nekk combat boo xamante ne luy gaaw la boo xamante ne ni génn nañ ci koor gi war na nekk combat bu gaaw ndax tamit for naa ci weewu béy ne diggante Maodo ak Abdou Diouf combat Jala 2 Mbaytin bi ki nga xam ne moo di Abdoulaye daf ko bëgg a dugal foofu waaye ki nga xamante ne ni moom moo di Abdoulaye ñu ngi koy woo rek ci mu gën a gaaw ci mbirum xale yooyu ndax tamit Abdoulaye promoteur la boo xamante ne nii foo natt mbaaxam weesu na ko day dimbale xale yi boo demee këram dafay fees dell te ñi fay nekk ñëpp ay champion lañ te ay mbër yu ndaw lañ dañu bëgg a nekk tamit ay champion kon tamit Abdoulaye ñu ngi lay jaajëfal di la wax gàcce ngaalaama sa liggéey rafet na gis nañ sa taxawaay bu baax a baax a baax bu ko defee rek ñu wax leen combat yi nga xamante ne nii taxaw na te après koor gi bu ànd ak ndogalu suñu borom combat yooyu jàpp nañ ne dina am ki nga xamante ne nii moom moo di Tyson 2 bu écurie Tay Shinger moom dina daje ak Franc waaye foofu tamit mën nañ faa taxaw tuuti ndax ki nga xamante ni moom moo di Franc ak ki nga xamante ni moom moo di Reug Reug ñoom ñaar ñëpp dañoo am combat te ñu ngi ci compétition bu méttee métti te Tyson 2 boobaa léegi kenn gisu ko combat boobu nag nar naa nekk combat bu neex waaye nar naa nekk combat bu gaaw ndax ñu ëpp ci amateurs yi nee nañ bu ñu jàppantee làmb ji jeex ndax ki nga xamante ni moom moo di Franc moom du réel ci biir bëri ndax yaramam daa màndi bëri waaye bu leen fàtte ne Tyson 2 tamit ndaanaanu bërekat la te tamit ndaanaanu bërekat la te gëwma mu réer ci biir bëri kon li ma leen di woo ñoom ñëpp rek mooy ñuy faral di def ni Franc di def Reug Reug di ko def Serigne Ndiaye di ko def Thiaka Faye di ko def ñoom ñëpp dañoo war di def amal lu mel noonu nga xamante ne nii bu làmb ji ubbee bu ubbiwul ñoom ñu ngi ci lutte simple bi di def li nga xamante ne nii moom moo leen war ana naka nga gisee ki nga xamante ne nii moom moo di Franc ak ki nga xam ne moom moo di Tyson 2 seen combat ñoom ñaar taxaw na te Franc fi mu toll nii mu ngi ci compétition Tyson 2 dëgg la mu ngi entraîné waaye gisuñu ko ci li nga xam ne moom moo di lutte simple bi. waaw combat boobu di ñaanal yàlla mu ñëw ci jàmm rek di ñaanal Tyson 2 suñu borom mooy ko nag. ki nga xam ne moom moo di Sokh Gamou Gueye combat boobu tamit taxawoon na waaye combat boobu li daloon Tyson li daloon Eumeu Sène ak ki nga xam ne moom moo di Tafa Gueye moom moo leen daloon ndax Eumeu Sène Tafa Gueye combat boobu mos nañ ko taxawal waaye bañ ko taxawalee ba ci suba sa samedi ci guddi gi la combat bi yàqu loolu moo dal diggante Sokh ak ki nga xam ne moom moo di Gamou Gueye loolu moo leen daloon kon ñoom ñi nga xamante ne nii daj nañ ci ay métit ci mbas mi diggante Sokh ak Gamou Gueye ñoom tamit daj nañ ko si kon tamit ñuy woo promoteurs yi rek bu kii bi jeexee bu koor gi jeexee ñooñu yaakaar naa ne seeni combat moo war a jiitu ak ki nga xamante ni moom moo di Siteu Papa Sow Siteu Papa Sow ñoom dañoo waroon a bëree ba ca dimanche ba sa topp Jara Mbaytin bëri combat yooyu yaakaar naa bu ñuy régulariser tamit CNG war na lijjanti tamit loolu parce que combat yooyu taxawoon mbas mi moom moo ñëw yàqu ko kon bu fekkente ne ni mbas mi jeex na combat yooyu bu ñu koy taxawal combat yooyu war naa nekk combat yoo xamante ne nii combat yu jiitu la waaye dañuy wax rek ne promoteurs yi dëgg la ñoom ñëpp ànduñu ku mel ni Fallou Ndiaye day wax jaar na le xam nga ku mel ni Abdoulaye day wax jaar na le waaye loolu ak làmb ñoo baaxoo waaye du tax ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay seen intérêt mooy naka la ñuy def ba làmb jëm ci kanam waaye xeex la boo xamante ne nii jëmaliwut làmb kanam kon fi ñu leen di woo rek mooy ñoom ñu teg lépp ci suuf te ànd bokk ndey bokk baay xam ne làmb moom moo leen ñor te làmb moo tax ñu xam leen làmb moo tax ñu toll fi ñu toll tey ñu teg lépp ci suuf te ànd jiboo loolu mooy li nga xamante ni moom mooy luy jëmale làmb kanam tey bu ma la doon laaj sa diggante ak waa Pikine lan nga may wax tey
sa diggante ak supporters yi nga xamante ne yéen a nekk Pikine sa diggante ak waa Pikine doxalin bi naka lay demee. waaw ñu ne moom wax dëgg yàlla dimbali nañu bokk nañ ci mbër yi nga xam ne moom suñu borom defal nañu jàmm ak mbër yëpp. waaw mbër yi nekk Pikine yëpp jàmm lañ seek ak moom jàmm lañ seek ak ñoom. yow booy faral di dem di bëre ji est-ce que di nga toog ab diir avant combat bi di wax ak say supporters. waaw sama supporter moom maa mën a ñoom duñ réeroo damay liggéey ak ñoom ci lu bari li ñuy def ay réunion rek moo ëpp lu ñuy dem làmb chaque instant ñu ngi def réunion di waxtaan di xool lu ñu jëmale kanam. parce que loolu dafa am solo loolu moom mooy tax supporters yi bu ñu demee stade bu làmb ji jeexee ak nu mu mënti jeexee doo fa dégg yàq-yàq doo fa dégg agression parce que souvent mbër yi dañu am contact direct ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen supporters mais bu fekkente ne ni du ñu wax ak seen ay supporters wala nga leen di gëmloo ne leen ndam rek ak lu mënti xew ndam rek kooku des fois bu problème amee yow yaa ko indi parce que làmb sport la il faut ñu xam ne daan ak daanu moom moo ànd ak match nul te match nul sax léegi bëreetul ci làmb ji léegi nag bu fekkente ni da ngeen di wax ak seen ay supporters loolu daf cee war a bokk ngeen xamal leen ni dañu dem wuti li ñuy def pour am ndam yëpp def nañ ko waaye lépp lu mënti xew ngeen xam ne ndogalu yàlla la loolu da ngeen ko war di wax seen ay supporters pour ñu xam. dëgg loolu mooy yoon waaye ñun moom sant nañu yàlla bu baax côté bi ñu dëkkee. booy amuñu violence booy yu sérieux ñoom ñoo ko nekk. wax dëgg yàlla ñi ñuy àndal di dem làmb wax dëgg fa yàlla bu yàlla defee safaan bi sax ñoom ci boppam ñoom ñoo lay defal. ñoom ñoo lay defal kon ñooñu amuñ seen fay ñu leen di sant bu baax a baax. booy faral di bëree ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi nekk Pikine est-ce que dina am ñoo xam ne dinañ leen jàppale parce que yéen ay xale ngeen te liñ leen di fay ci làmb bëriwul te seen ay combat da ngeen ciy daj lu méttee métti ñii dañuy wër di ket ñii di wër di ñaan est-ce que am na ci ñoo xamante ne nii ñu ngi nekk ay Pikine di ay bonne volonté wala ay autorité yoo xam ne yéen seen ay combat ñoom dinañ ci jàpp. non ñun amaguñ loolu noonu parce que benn instant ñun démarche boobu noonu sax nekkuñ ci côté. waaw ñun yàlla daf ñoo séddee ay ñoo xam ne ñun ñoo juddoondoo ñoo yorandoo chaque instant ñu ngi xool. bu comme ñun bu ñu amee combat duñ sonn. parce que samay xarit laa nekkal di liggéey ci loolu noonu. ñu jël seen xaalis di ko dajale ci benn place pour xaar sama combat moo tax ay démarches di dem ci yenn autorités yi ñuy ñàkkal fu la ko te ñu gàntoo yooyu noonu sax fekkuñ ci lu ci ëpp ñun ñoo koy defal suñ bopp. waaw yéen xam nga Pikine ngeen nekk te Pikine ku ko wax ne dëkk la boo xamante ne ni bërëbu sportif la waaye dëkk la boo xamante ne ni ay nit ñu bëgg làmb te màndi làmb ñoom ñoo fi nekk waaye ki nga xamante ne ni moom moo di Issakha Diop du maire Pikine Est kooku dañ koy jaajëfal bu baax a baax parce que bëri na ay mbëru Pikine yoo xamante ne ni même bu ñu dëkkul Pikine Est daf leen di jàppale bëgg naa tamit boo fi jógee nga fexee noo def ba jéem a lëkkaloo ak moom ngir boo amatee combat ndax làmb dafa yaatu te da ngeen a yaatu ginnaaw ngir boo amatee combat ku mel ni Issakha Diop moom bu ko yëgee dina si jàpp kémti lay kàttanam parce que loolu rek moo ko tax a jóg ndax tamit ci local bi lañ nekk faw ñuy dimbale nit ñi def social. kooku moom ñu ngi dégg turam bu baax. waaw ñu ngi jàppale mbëre yooyu noonu. mais xam nga làmb moom daa baaxoo benn affaire. daa baaxoo nga ne ba siiw baaxoo ba dem ba ñëpp xam na. boobaa am na ñoo xam ne doo leen sax seeti. waaw ñoom ñooy wut def contact bi. waaw ba yéen ngeen déggante ba ngeen waxtaan ba ñu mën la jàppale. waaw ñun daal ñu ngi ci tànk yooyu noonu instant yii ñu ngi suñu ko di liggéey di ñaan yàlla suñu borom dugal leen kanam. waaw bu boobaa moom récupération politique mooy am ndax mbër mu mel ni Ama Baldé wala ku mel ni Balla Gaye wala Eumeu Sène boo jógee ne da nga koy jàppale woo leen sa bopp nga jàppale waaye ñu mel nii booy jàppale ñii nga war a jàppale waaye bu yàlla dogalatee nga am combat bu ma ko yëgee dinaa fexe ba Issakha yokku te bu ko yëgee dina si def loxo dina si def lu mu mën ndax tamit nekk na ndaw la waaye ndaw la loo xamante ne nii ndaw lu gàddu ay responsabilité la parce que tamit ay nit dañu jóge fu ne di ñëw si moom di ko wax seeni soxla mu koy def kémti laay kàttanam même bu dente ñaari junne la yëkkati sax jox la dina def acte pour wane ne si gox bi laa nekk te maa ngi leen di jàppale waaw waaye tamit bàyyi ba Eumeu Sène toll fi mu toll wala ñii toll fi Eumeu Sène toll nga ne da nga leen di jàppale vraiment jàppale woo leen sa bopp ngay jàppale ba ci maire de la ville ku mel ni Abdoulaye Thimbo maire de la ville ñu ngi koy woo tamit ci muy dugal loxoom ci social bu baax a baax ku mel ni Pape Gorgui Ndong ñu ngi koy woo muy dugal loxoom bu baax ci social parce que loolu dafa am solo ndax ñii amuñu lu dul làmb te tamit bu ñu jógee mbooloo mi yëpp jóg te lépp lu ñu am dañ koy def ci seen i bés pour rek bëgg a am ndam te buñ paree nag ay bor moo leen di topp ndax dama see xam dara ndax damay ànd ak ay mbër kon tamit ñii ñu jar a jàppale lañ
kon ñu ngi woo autorité Pikine yëpp ñu bañ di xuloo bañ di xeex loolu moom waa Pikine dépassé nañ ko waaye comme ni ñu Guédiawaye rawee parce que rawee ñu ko loolu faw ñu wax ko ci waa Pikine nañuy dimbale seeni doom bonne volonté yi fi nekk nañuy dimbale seeni doom bu ñu soxlaa autorité yi fi nekk nañuy dimbale seeni doom bu ñu soxlaa loolu moo nekk li jaadu. autorité yi lu si ëpp rek ñi nga xam ne ni tudd nañ leen ba pare ñoom la ñuy gën a kii parce que bëgguma di tudd tur ñu yaakaar ne comme benn mais am nañ combat dem ci autorité boo xam ne ñoo bokk benn koñ ñun ñoo ko bokk mais biñ demee ay presque yaakaar naa ne ay 21 heures lañ dugg ci këram mu teg ñu saal ba minuit ñun ñoo ñu demal génnal suñu bopp. xam nga loolu nag dafa bari luñ koy tuumaalee waa luñ koy ñu ñoo mujjee jug daal dem suñu yoon te ñoo bokk benn koñ. ñu koy dégg ci mbër yu mag yi nu mu leen di jàppale di leen jàppale ay millions. te yéen bu ngeen amee combat mu seetaan leen. waaye ñun ñoo ñëw toog foofu dem wax ko mu ni bés sàngam ñëw leen ñu ñëw toog ba ay minuit 21 heures ñu ngi ci biir kër gi ba ay minuit ñun ñoo mujjee jug daal di génn dem man boobu laa sama gars yi man moom pare naa ci dem di ay autorités yi di leen di sama soxla su ma amatee làmb dinaa ci def sama kéemtalaay kattan li ma suñu borom jagleel bu jeexee. maanaam di sëgg bëre noonu. dafa métti parce que loolu tamit bu ñu waxantee dëgg am na mbër yoo xamante ne nii saa bu ñu daanee mbër rek du mën a bëre lañ ko daanee du dañ ko ëpp fit waaye jàppale lañ ko daanee ndaxte nee naa leen mbër mu mel ni Diène Kaïré ak ki nga xam ne moo di Modou Anta bu daanoo rek ñàkk jàppale ko daan parce que tamit mënoo bàyyeekoo fu mel ni Thiès moo tax Modou Anta champion la Bombardier champion la ndax ñoom ñaar rek ñoo fi ay mbëru dëkk di jóge dëkk di ñëw dëkk di bëri si parce que bëri na mbër yoo xamante ne nii bëri nañ ba dégg daal di génn ñu Ndakaaru waaye ku mel ni Bombardier daan na Mohamed Ndao Tyson jaar fii Pikine ñu koy sànni xeer mu muñ dem ñibbi Mbuur Bombardier ñëw na Ndakaaru ñu daan ko mu muñ dem ñibbi Mbuur kon ñooñu ay champion lañ xooluñu ku leen jàppale wala ñàkk jàppale waaye ku mel ni Modou Anta waa Thiès dañ ko war a jàppale buñ ko jàppale dañ ko war a jàppale buñ ko jàppale dañ ko war a jàppale parce que Modou Anta amul lu dul Thiès am na foo xam ne bu ñu fay dégg sax yenn gox-goxaat yi si biir Thiès Modou Anta moom moo tax te tamit waa Thiès bu ñu waxantee dëgg président de la République def deselatu leen dara lépp luy nombal tànk jox na ko ay doomu Thiès waaw bu doomu Thiès amee bés moo xam muy cérémonie moo xam ngay artiste wala loo mënti doon wala ngay mbëru làmb dañ cee war a jàpp waaye am na ñoo xam ne Thiès lañ dëkk kenn xamu leen ci social ñooñu moom jarul sax ñuy tudd seen tur kenn xamu leen ci social ni mu amee Thiès nag noonu la amee Pikine noonu la amee Guédiawaye noonu la amee fépp waaye rawatina nag mbëru Thiès kon dafa am mbër yoo xam ne bu ñu daanee mbër rek social moom lañ ko daanee. waaw jàppale daal day dimbali bu baax a baax ñu ngi ciy woo autorité yëpp. di si tàllal loxo gaa yëpp xam di leen wax ñun moom seen i doom lañ seen i rakk lañ. seen i jarbaat lañ. góor moom xam nga góor moomul ñaan. moomul ñaan ñun surtout ñun ni ñu yàlla bindee ñun mënuñu sax di dem di. waaw waaye situation bi moo koy obligé. moom mooy laaj loolu noonu. alors man nii su ma amee combat benn instant sama gars yi ñoo may force pour ñu dem ci autorité bi dem ci autorité bi mais du ma ko sax bëgg. billaahi. xam nga comme li may wax yenn mbëri rek parce que yow fi mu toll nii amoo combat fi mu toll nii sa jom ak sa ngor mayu la nga dem ci kenn di ko ñaan kon boo amee combat di dem di ñaani ñoom war na ñoo xam ne contexte bi moo tax. mais ñaanoo pour loo def si sa bopp yow mais da ngaa ñaan pour ñii ànd ak yow mën a am ay ticket dem stade ñii ñëw si yow mën a am lu ñu lekk mën a am lu ñu naan regroupement bi mën a doy loolu moo tax mbër di dem si autorité yi di ñaan. côté boobu moom dama ci sant yàlla bu baax parce que doon mu mbër boo xam ne ni damaa yaakaar si làmb rek. maa ngi sama atelier di liggéey di sant yàlla. maa ngi tedd bu baax a baax. loolu dafa am solo après làmb fi mu toll nii yow lan ngay def en dehors de làmb ko. maa ngi liggéey. yaa ngi liggéey. maa ngi sama place tapissier laay liggéey. ah tapissier fan la nekk. maa ngi Caaroy loolu baax loolu dafa am solo parce que tamit làmb rek da nga koy boole ak dara parce que loolu bëri na mbër yu bëri loolu moo leen gàllankoor parce que tamit làmb faw ñu boole ko ak dara bu ko defee bu làmb ji taxawee nga mën a amal li nga xamante ni moom moo di say activité tey fi mu toll nii yegg nañ ci cëppaandalu émission bi ana lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo la sopp di la seetaan à travers suñu site bi Pikine TV ak ñi nga xam ne ñooy say supporters ana tey yan kàddu nga leen di wax. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ni làmb ji ubbi nañu waajal rek incha allah ñun ñu ngi préparé. te am nañu yaakaar ni dinañ am combat lu yàggul dara nii. parce que ay promoteurs taxaw na pour suñu combat mais problème adversaire bi mois bii nii lañ am. adversaire yi booy yi nga xam ne ñoom lañu war a bëreel ñoom lañ tollool doole ñoom lañu war a bëreel. aussi
koo ci tudd la nga koy may buzz mais tamit ku ci promoteur yi seeti ngay làmb fu nooyee naan jox ma diw ñun instant yii ne wuñ fa pour loolu noonu man bañ a ko ba ñaari promoteur yi tax pour sama combat yi. dama leen ni koo leen contacté ba mu doy leen rek. man pare naa pour bëri ak moom néew ma fi di tànn ma Samba wala ma tànn ma dem. instant yi xale laa ci liggéey laa toll te maa ngi koy def maa ngi sant bu baax. pare naa pour bépp mbër nag. yow dafa am mbër yoo xam ne doo bëri ak ñoom. pour l'instant amaguma ko de. kon daal ku la làmb boole rek pare nga pour bëri ak moom. instant bii nii daal comme que benn instant yi am na combat yoo xam ne sax. igir yi ñoom ñoo koy yàq. igir yi nekk si biir Pikine. ñoo koy yàq ñoo naan igir yi Abim Ndiaye igir yi Fallaye Baldé du bëri wala igir yi Abim Ndiaye igir yi Boy Niang du bëri igir yi ñooy yàq combat yi mais man moom maa ngi fi pour bépp mbër. boo xam ne da ngay takk ngeew maa ngi pour. parce que loolu nag lu ñu war a xoolaat la. ndax ki nga xamante ni moom moo di Bathie Seras bëri na fekk Boy Seye te Kalaaf moo leen boole woon. waaw xam nga côté boobu noonu dama ci kii waa Ikiri mooy ñi nga xam ne ñooy jiite Ikiri pour man booy nii ci booy ci Pikine nii. war nañ leen mën nañu bàyyi. ñu bëri seen biir. waaw boobu niveau boobu ñu tollee sax si yenn dimension yi. waaw ñu xam ne ñoom parce que ku mel ni Boy Niang ak ki nga xamante ni moom moo di Ama Baldé lamb dootu leen boole. mukk te bëri nañ mbapat seen bundu kër Fallaye Baldé. pour moment bi ñu toll nii amul benn mbër bu ndaw boo xam ne nii couleur Pikine ngay défendre da ngay défendre couleur sa Ikiri. kon comme que couleur sa Ikiri ngay défendre war nañ laa bàyyi mën a bàyyi ñoom ñu bëri suñu biir. boobu ba nga xam ne dañuy dem pour défendre couleur Pikine bu ñu demee ba toll fi ay Boy Niang toll ay Ama fi ñu toll. boobaa mën nañu xool nu mu gën a rafetee. bu boobaa ku nekk dafay xool sa yoon ndax bu boobaa tamit bu fekkee da ngeen a nar a bëre te bokk li nga xam ne moom moo di Pikine bu boobaa insécurité lay indi. te boobaa du ngeen ko nangu. loolu nag sax kii ñi nga xam ne ñoo di promoteurs yi ak président écurie yi war nañ cee amal waxtaan bu yaatu pour que tamit booy yi nga xamante ne nii di ay jeunes nekk fii ci Pikine wala ñu nekk Guédiawaye ak fu ñu mënti doon war nañ di bëri seen biir bu ñu yeggee ba benn niveau bi après ñu xool nu ñu def. parce que loolu dafa jaadu. loolu dafa jaadu ana lan ngay tàggatoo ak suñu mbokku internet yi. di gërëm ñëpp. di ñaanal ñëpp ci koor gi yàlla defal leen jàmm defal leen sutura. may leen duñ ko wooree ba ci jàmm ak salaam. di nuyu sama supporter sama waa koñ xam nga di nuyu suma yaay suma tante. sama papa. ak sama gars yi yëpp di ànd nuyu Souley mi ma àndal ci plateau yi. di leen bëgg bu baax a baax di leen ñaanal site bi doon site bu gën a ngande ci site yi. amiin leen ñaanal mu dem ba doon télé. ñu leen koy ñaanal suñu borom mën na loolu yàlla na leen suñu borom defal. waaw di bëggee ñëpp daal di bëggee surtout sama waa koñ maa leen di bëggee bu baax a aw ma seen fay. instant yi su ma génnee dañ may sonal combat. mais maa leen di ñaanal bu baax a baax. di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm. amiin defal ko mboolem jullit. di leen wax ni ñu waajal rek te xam ni combat yi mu ngi nii suñu kanam. waaw xam naa ni bu ñu génnee koor gi bu soobee suñu borom du yàgg dara dinañ dégg suñu combat incha allah. waaw kay mu ngi noonu comme ni ñu leen ko waxee woon rek émission suñu mbër nii la ko fas yéenee defee durant tout koor gi yëpp daan nañ dem fekki mbër këram waxtaan ak moom waaye fi mu toll nii koor gi ku nekk xam na ni heure yi ak horaire yi day changé moo tax tey ñu ñëw toog fii ci studio Pikine TV di fi waxtaanee li nga xamante ne ni moom moo di làmb waaye di leen fàttali rek ne leen am na làmb yoo xam ne taxaw na le 30 mai ki nga xamante ne nii moom moo di Tyson 2 bu écurie Tay Shinger dina daje ki nga xamante ne ni moom moo di Franc combat bi nga xamante ne ni dox na ci diggante Sokh ak Gamou Gueye combat boobu tamit taxaw nañ ko le 6 juin 2021 combat bi nga xamante ne ni moom moo di Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne moo di Bombardier 26 juin lay am bu neexee yàlla suñu borom ak combat bi nga xamante ne nii moom moo di Thiat bu Boy Bambara ak ki nga xamante ni moom moo di Modja combat boobu taxaw na dimanche 11 avril 2021 combat bi nga xamante ni moom moo di Siteu bu Lamsar ak ki nga xam ne moo di Papa Sow dimanche 1er août lay am bu ànd ak ndogal suñu borom waaye yeneen combat yi si des amagul date même bu doon tee taxawal nañ ko waaye amagul li nga xamante ne nii moom moo di date ñu ngi sant bu baax di gërëm képp koo xamante ni yaa ngi toogoon doon ñu seet fii ak ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp ci Facebook www.pikinbiz.com waaye tamit di nuyu ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy groupe WhatsApp suñu mbër ndax groupe WhatsApp suñu mbër dañuy ay nit ñoo xamante ne ñu bëgg làmb lañ dañuy ay nit ñoo xamante ne ay amateuru làmb rek ñoo fa nekk kenn ku si nekk am nga sa mbër kenn ku si nekk am nga sa écrit waaye bu ñu duggee ci groupe WhatsApp bi làmb rek la ñuy waxtaanee di leen nuyu bu baax di leen siyaar di leen jaajëfal ñoom waa groupe WhatsApp suñu mbër yëpp
di leen nuyu kenn ku si nekk sa tur ak sa sant waaye di beral nuyoo ki nga xamante ne nii ñoom ñooy sama waa koñ ak sama waa néeg di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di am kontaante bu baax si ñoom ku si mel ni Laay Ndiaye ku si mel ni Abdoulaye Bari ak ku nga xam ne moom moo di Pape Diop Alassane ñoom Gawsu ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen waaye di nuyu ki nga xamante ni moom mooy sëñ Moustapha nekk fee ca Kaolack di def liggéey bu am solo sëñ Moustapha ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di nuyu waa arrêt Passoir arrêt Jakarta maan yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax ak waa arrêt Oustaz Mbaye Jakarta maan yi ndeysaan ñoom ay jàmbaar lañ ndax boo demee dëkk bu mel ni Kaolack ak dëkk bu mel ni Fatick nga xool jeunes yi ni ñuy dang-dangee di ko ñàkkante ci seen ay Jakarta nga xam ne ñi bëgg nañ liggéey kon président ñu ngi lay woo encore une fois nga jàppale seen yooyu di leen nuyu ñoom ñëpp fépp fu arrêt Jakarta nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar te di la ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di leen jox dig daje ba beneen yoon fi nga xamante ne nii moom moo di émission suñu mbër di leen jox dig daje ba beneen yoon fii lay xewee si Pikine TV waxkat bi Ibou Ndiaye la woon di ci ànd ak Xaadim sama cameraman di leen sant di leen gërëm jaa ngeen jëf